Sénégal mboolem diaspora bi ci àdduna bi nuyu nañu leen dikk ak yéen ci ànd xeex coronavirus niki nañu ko baaxoo di baaxoo it di fàttali ne du lu ñu war a miin ba fàtte ko moo xam si dég-dég wala di ko tudd si aw làmmañ ndax bu ñu fàtte ni aw lor la ñuy jural loolu nag war na jamono ji boo seetloo jéego bi mu ngay gën a am solo ndax wàllante bi suñu biir mu ngi gën di law ndax tey ji ci fukki ñu càmbar daanaka juróom yépp ci wàllante bi ci suñu biir la jóge muy loolu ñuy oowee ay cas communautaire kon moytu gi war naa gën a mën a jàppandi loolu mooy la nga xamante ni moom mooy li waral makkaanu joriñ ju dénk wàllu biir réew mi daal di jël dogal ngir léegi ci yenn bërëb yi mbooleem sénégalais yi daal di sol la nga xam ni moom mooy masque moo xam masque yi nga xam ni ci pharmacie lañ koy jëlee wala masque yi nga xamante ni tailleur yi ñoo koy ñaw lu ci mën a am rek moo xam ci bërëbu liggéeyukaay yi moo xam ci transport en commun yi bépp bërëb bu ay doomu aadama di daje war nañoo takk masque mooy loo xam ne jamono ji doonatul ci coobare yi ku nekk waaye wareef la ci ku nekk ndax ku nekk am nga wàll ci xeex bi nga xam ni Sénégal àdduna sumb nañu ko ngir daal di toxal jàngoro ji di jàngoro yi coronavirus nañu ko baaxoo daañu dem bitim réew tey Russie la ñu jëm fekk fa kenn ci doomi réew ma fay dund ak ay ñoñam waaye tamit daañu dem ci biir kër yi ak couvre-feu niki noonu maire bi nga xam ne mooy maire bu Sandiara moom mooy suñu gan maire bu Wakhinane Nimzatt ndax xam nañu ne ginnaaw bi ñu nemmeekoo ne am na ku am ay jaar-jaar yu bari ginnaaw bi ñu nemmeekoo ne am na doomu jàngoro ji dañu amal la nga xam ni moom la ñu dippee test massif maanaam nit ñu bari ci ab lim ñu daal di leen di testé ngir càmbar seenu yaram ndax jàngoro ji am nañu ko wala amuñu ko daañu jeexale ni ñu ko baaxoo ak ay ñaan ndax ku nekk xam na ne jamono ji jamonoy ñaan la ndax kat leneen lu ci mën a xew rek yokk jootale doon waaye du doon tuub ak dellu si yàlla ak ñaan muy li nga xam ne jamono ji moom la ñu gën a yittewoo fii ci réewum Sénégal ndax kat loolu mooy la ñu xam moo xam catholique yi wala ñi di jullit ñi. nañu ko baaxoo dañu dem ci màkkaanu joriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci wàllug wér-gi-yaram mu daal di ànd ak ñun ci xayma bés bi tolluwaay bi. docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye moo ñu ko jàngal. tey altine di ñaar fukki fan ci weeru avril 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na lim bii ma leen bëgg a jottali ci ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak benn yi nga xamante ne saytu nañ ko fukk dellusi nañ si ak doomu jàngoro ji muy juróom yi nga xamante ne moom la ñuy wax cas contact mooy yi nga xamante ne moom la ñuy saytu si suñu bërëbu liggéeyukaay yi juróom yi nga xamante ne ñoo des ñu ngi jóge ci li ñuy wax transmission communautaire maanaam ñi nga xamante ne kenn xamul fan la ñuy jëlee wàllante bi ci ñi nga xam ne ñoo tëddoon hôpital te ñu leen di seet di leen di faj fukk ak juróom ci ñoom biñ leen saytoo gisatuñu ci ñoom doomu jàngoro ji mooy wane ne wër nañu ñi nga xamante ne ñoo fa des seen wér-gu-yaram mu ngi ànd ak tan bi nga xamante ne mbas mii ñuy wax Covid 19 dugg na ci suñu réew ba léegi ñu ngi toll ci lim bii ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar yi nga xamante ne ñu ngi ànd ak doomu jàngoro ji ci ñooñu ñaar téeméer ak fanweer ak juróom ñoom wër nañu juróom ñoo ci génn àddina benn lañu delloo ci réewam ci li des ci ñi leen di faj ñu ngi toll ci téeméer ak fanweer ak juróom benn waaye ñu bëgg leen wax ne ci niñ ko waxee woon ci fan yi ñu weesu suñu dëkk amaat na ñaari doomu aadama yi nga xamante ne génn nañ àddina ci diggante dibéer bi ñu génn ak altine tey bi ministère de la santé et action sociale ñu ngi gën a ñaaxaat askan wi ngir ñu topp diglante yi nga xamante ne moom lañ leen wax ngir ñu bañ a am jàngoro ji te jàngoro ji bañ a law fii ci Sénégal. muy juróom ci ay doomu aadama yoo xam ni jamono ji faatu nañu fii ci réewum Sénégal te jàngoro yi coronavirus moom moo leen yóbbu muy lu jur nag ñu war a gën a mën a taral fàggu gi ak matukaay yi. loolu bokk na ci li waral makkaanu joriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci wàllug biir réew mi daal di jël dogal ngir tere ku solul masque ci bërëb yi ay nit di daje. loolu nag doon na li nga xamante ni tey jii ci altine ji la ñu ko door moo xam ci transport en commun yi moo xam ci bërëbu liggéeyukaay yi
nit ki noonu fépp daal foo xamante ni doomu aadama yi ñu ngi fay daje war nañoo sol ay masque ngir daal di moytu wàllante bi ndax jàngoro ji jamono ji kenn xamul ana kan moo ko amee kon ku nekk ci wàllu wa nga féete war ngaa moytu yóbbul ko doomu aadama yi wala nga jële ko ci ñoom moo loolee waral moytunte bi waaye masque yi dafa am ni ma leen ko waxee sànq masque yi nga xam ni mooy masque yi ñooy masque chirurgical yi nga xam ni docteurs yi ñoom ñoo koy defar wala bokk kër docteur ñoo koy faral di jëfandikoo muy yi nga xam ni pharmacie lañ koy ute am na yeneen yoo xam ni yi gën a jàppandi ndax yi jamono ji dafa xaw a jafeñ mooy yi suñu mbokki tailleur yi di ñaw yooyu nag am na critères yoo xamante ne ni xëy na war na wàccook moom waaye tamit ku nekk xam na ni tissu mën na denc ba tax na am na dogal yoo xamante ne nii wala dige yoo xamante ne jël nañu ko ci maanaam fóot passé ngir rey microbe yi loolu am na lu am solo loo xamante ne nii tibal nañ leen ko ci ku si amum njàng muy docteur professeur Yann Sow dana dikk ak ñun ci anam yi nga xam ni noonu la masque yi war a taxawee ci wàllu tissu gi waaye tamit matukaay yi ñu si war a jël ba du mujj a jur jàngoro ñu teewlu ko. jàngoro bi ki ko yor buy génn ci moom ngi jaar ci ay gouttelette maanaam ay teflit yu ndaw yoo xam ne booy wax mën na génn boo saqatee mën na génn boo tisoolee mën na génn. masque yëpp mën na jëriñ ndax barrage lay doon même bu dee bu tissu mën na jëriñ ndax barrage lay doon boo jëlee masque nga takk ko lépp lu génn ci yow ci masque bi lay des. mbooloo sax dañ koy tere mais man du ñàkk nga génn dem boutique ba wala supermarché ba wala marché di wuti dara solal sa masque même bu dee bu tissu la xam ni dina aar en tout cas bu ñëpp soloon masque ku ne di nga aar sa morom mais dina nekk barrière daal en tout cas physiquement. bu dee masque tissu yi comme yow yaa koy sol te daanaka yow bi nga koy sol wóor na leen yow feebaroo. mën nga ko jëfandikoo waat bu fekkee ni da nga koy changé wala boo si amee ñaar nga koy awante di ko fóot ak yooyu saabu beeg eau de javel bi ñoom dañu am jeexital ci doomu garab bi. masque yaa ngoog kon muy loo xamante ne lu am solo la lu ñu war di jëfandikoo rawatina bu ñu toogee ak ay doomu aadama ñu war ko sol bu ñu nekkee ci mbooloo bu ñuy génn di dem ca marché ba bu ñuy génn di dem liggéeyi bu ñuy dugg ci transport en commun yi ndax kat ngànnaay la ci képp koo xam ni bëgg ngaa mucc ci jàngoro ji lu mooy yeneen xeeti digle yi nga xam ni bàyyeekoo na ci ñi yëngu ci wàllu wér-gu-yaram mooy di faral di raxas loxo yi ak solution hydroalcoolique wala it di raxasu ak saabu ak say loxo jamono yoo xamante ne rek jamono ji génn nga laal ay koppar wala nga laal leneen loo xam ni rek maanaam mën nga saa jële doomu jàngoro ji ndax kat nuyoo bi moom xam nañu dakkal nañu ko waaye taabal ji sax mën nga kaa laal ba noppi daal di ciy jële jàngoro ji ndax kenn xamul kan moo ci doon wax ak ndax amee na ko wala ameewu ko ndax li ma leen ko waxee amul kenn koo xam ne jamono ji mën ngaa wax sa axulaay taala ne ndax mu ngi ci yow wala nekkul ci yow kër docteur rek ñoo ko mën fileek signes yi nga xam ni moom la ñu koy ràññee feeñul nañu ko baaxoo dañu dem tey fekki kenn ci maire yi nga xam ne ñoo nekk ci réewum Sénégal muy maire bu Sandiara moom la ñuy fekki mu war a waxtaan ak ñun ci na nga xam ni noonu la sumbee xeex bi waaye tamit jamono ji nan la sampe ay pexeem niki noonu itamit ci li ñu dëgmal nan la ko fas yéene songe muy maire Serigne Gueye Diop asalaamaaleykum monsieur le maire ndax yaa ngi ñuy déglu. maaleykum salaam Khalifa maa ngi leen déglu bu baax a baax di leen féliciter ci émission bu am maanaa bi parce que li ngeen def lu rëy la maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di leen encourager. jërëjëf monsieur le maire ñoo ko bokk ndax jamono ji ku nekk xam na ni bàyyiwul kenn lii di coronavirus te amul kenn ku ko mën a jombale sa bopp donc ku nekk ci wàllu wa nga féete la nga ca mën rek na nga ko def te yàlla tax na nga ko def ndax réew mi tax ndax sa jaboot tax ndax Sénégal tax ndax àdduna bi tax ndax bàyyiwul kenn ci àdduna bi alors monsieur le maire foofu la ca Sandiara bi ñu déggee jàngoro ji déjà bitim réew ba bi muy agsi si réew mi am na pexe yoo xam ni laloon ngeen ko ngir daal di fàggu ana nan ngeen si taxee woon ak la mu jot a jur laata ñuy agsi si jamonoy tey ji nga xam ne wàllante bi suñu biir tàmbali na ba ñu war a gën a taral xeex bi. jërëjëf Khalifa li nga xam ne mooy coronavirus bi dafa nekk feebar boo xam ne dafa mat a ragal virus ci boppam mooy loo xam ne dafa yab
le vivant muy animaux yi am na feebar yu bëri yoo xam ne mala yi lay dal ay virus ñoo koy def muy plante yi nga xam ne day ñëw rek mën na rey ay tool yu dul jeex ay plante yu dul jeex mu nekk aussi nit ñi comme virus yi nga xam ne dafa yàgg dans l'histoire la grippe espagnole yooyu yëpp ay grippe la doon nekk ay virus la doon nekk maladie yu bëri yoo xam ne ay pandémie dans le monde c'est pas la première fois mais li mu mën a rey ci ay nit guerre sax mën a koo rey loolu moo tax man dama ragal lool virus te maa ngi wax sénégalais yëpp ñu ragal ko parce que li nga xam ne ni muy reproduire ni muy gaaw a meññe ay millions lay doon par bés ni mu gaaw a wàlle dafa gaaw tellement parce que dafa tuuti et puis dafa am ay support yoo xam ne mën na nekk fu ne te dafa nekk loo xam ne dafa dangereux alors loolu moo waral bi président de la République lancé cet appel ñun à Sandiara dañoo daal di tout de suite alors décider ne dañu war a jël suñu matukaay ñun dañ cee teel a jóg parce que li ñu jëkk a def d'abord mooy prévention dañoo daal di woote foofu à Sandiara jox ñi nga xam ne ñooy infirmières yi poste de santé yi fa nekk yëpp ñu woo leen woo waa sous préfecture woo mbooloo mi yëpp woo chef de village yi ne leen nag lii c'est très sérieux nañ commencé d'abord raxas suñu loxo mais commencé sensibilisation noonu la ñu jëkk a def 30 villages yëpp dañu daal di envoyé équipe boo xam ne infirmières yeeg bàjjanu gox yi responsable santé yi ak aussi ay agent service d'hygiène parce que prévention bi mooy la phase la plus importante parce que nit tant que laaloo ko ci ay émotion muy ragal nga wax ko lii soo ko deful lii moo la ciy dal en fait combat boobu doo ko gagné ñaareel bi ñu def aussi mooy commencer di defar li nga xam ne moom mooy ay vivres di ko jox nit ñi parce que dañoo gis ne am na ñoo xam ne mën nañu toog waaye am na ñoo xam ne vraiment mënuñoo toog muy daara yi taalibe yi nga xam ne ñu nekkoon daara ñoom dañu jënd nourriture envoyé ko aussi pour ñoom ñu toog seen kër yi à Sandiara nag dañu amoon beneen initiative boo xam ne moom la ñu amoon bien avant même vraiment ñuy wax affaire vivre yi dañoo daal di fexe ba tous les villages ñu recenser leen fekk ñi nga xam ne corona daf leen affecté parce que marché bi nga xam ne moo nekkoon la principale source de revenu à Sandiara marché boobu nag dañoo dem ba ñu daal di koy tëj or marché boobu moo nekkoon vraiment la principale source de revenu nag yeeg ñuy doon jaay ay légumes ay fruits ay lépp jour boobu lañ ko doon def loolu nag biñ ko arrêté dañoo gis ne dañoo sonn loolu moo waral ñu daal di taxawal initiative yooyu commune bi génn d'abord 5 millions ensuite génnawaat yeneen 5 millions ñu bëri cotiser pour ñu mën a def loolu et li ñu mujj a def tey maa ngi jógee Sandiara tey mooy initiative commandé ay masques lu tolloog 10 000 masques la ñu war a def te masques yooyu il faut ñu xam lan la virus fekkee ne ay postillon lay jàlle su dee ñaar nit ñoo dend loolu la seule façon nga baare ko mooy nga sol masque donc comme ça nga continuer confiner sa bopp mu ngi mel ni yow yaa ngi confiner sa bopp confiner également kële loolu suñu ko defee rek nañu mën a continuer di liggéey sans pour autant loolu moo waral donc la commune dafa dal di commander lu tolloog 10 000 masques au niveau des tailleurs de Sandiara nañu jot yu bëri déjà fii ak semaine bi dañ ko nar a distribuer nag waaye yemul foofu dañoo aussi décider woo yeer chef de village yi pour wax aussi ci wàllu dimbali ñi nga xam ne Covid 19 daf leen impacté te loolu dafa bëri ñi nga xam ne dañu doon béy te mënuñu koo jaay ñi nga xam ne aussi dañu doon am ay restaurant foofu ci jour marché mënuñu koo def ñi doon jaay ay fruits ñi nga xam ne aussi ay artisans la ñoo ñëpp la impacté loolu moo waral ma woote woon hier créer donc jël arrêté ay 22 arrêtés créer li nga xam ne mooy les comités de distribution de vivres commission yooyu nag tey la ñu woon chef de village pour expliquer leen que ñëpp ci war a bokk imam yeeg les curés bàjjenu gox yi village bu ci nekk daal dañ ko bëgg a yaatal ba toutes les suñu naree cible ñi nga xam ne ñoom soxla en dehors de ñi nga nekk dañu nekk ci bourse familiale yi ñooñu ñoo koy tànn waaye bi ñu ko defee dañu gis ne loolu aussi doyul parce que Sandiara 3150 foyers la waaye 2020 rek la ñu mën a jot commune nag dafa daal di jëlaat xaalis lu tolloog 12 millions 13 millions ne dañuy jëlaat 500 familles boole leen ko ci lu tolloog 50 à 60 tonnes de riz ak diwlin pour ne lii kat su état bi defee li commune bi aussi dafa war aussi yokk loolu
donc loolu la ñu def vraiment boole ko nag ak sensibilisation loolu daal Khalifa la ñu def léegi su ko defee maintenant à partir semaine prochaine su vivre su ñëwee maintenant dañ koy dal di woo nit ñi jox leen ko ba pare nag maintenant renforcer li nga xam ne mooy état bi continuer nag di distribuer les masques continuer di wax ak nit ñi continuer di leen sensibiliser war leen que lii su ñëpp defee li état bi wax rek confinement bi dañuy dem ba finalement population bi ci boppam mën na egg niveau boo xam ne day sax am auto-immunisation day fexe ba même su fekkee ne nit ñi topp nañ lool rek dootul am benn problème ci fii au niveau du Sénégal or fii Sénégal tollu dafa nekk pays boo xam ne presque modèle la tey soo demee ba le nombre de guéris dépasse le nombre de cas ñi nga xam ñoo nekk à l'hôpital loolu ça veut dire que suñu courbe bi alors nekk na courbe bu am importance pays yu bëri suñu atteindre loolu rek dañu daal di commencer maintenant di déconfiner waaye pour l'instant nañ appliquer vraiment les mesures du gouvernement les mesures du ministère de la santé aussi war nañ leen féliciter les médecins sénégalais les professeurs le ministre ñu ngi def un excellent boulot mais maintenant ñoom li ñu def rek mooy le côté médical le reste ñun maires yi ñoo ci war a jàpp su dee 557 maires yi nekk au Sénégal ku nekk jàpp nga ci lutte bi jàppale population yi loo mën nga def ko pour relancer waat l'économie loolu day baax et puis le troisième volet bi ñuy réfléchir actuellement mooy naka la ñu relancer waat économie bi parce que une chose mooy virus bi waaye virus bi day dem dans 2 mois 3 mois au maximum alors day daal di dem donc def laaj maintenant ñu commencer à réfléchir ci li nga xam mooy relance bi loolu aussi maire dañ ci war a am rôle cette affaire u mbéy mi nag lañ koy relancer waat commerce bi nga xam ne ñii lekk nañu seen capital parce que amatuñu réserve nag lañ koy relancer waat au niveau des prêts des financements waa usines yi nga xam ne aussi usines yi tourneetul parce que mënatuñu am matière première dañoo arrêté ak transporteurs yi nga xam ne dañ doon def Sandiara Mbour Dakar ñoo ñëpp dañu nekk ñoo xam ne il va falloir ñu mettre en place un dispositif pour appuyer leen pour que ñu mën a relancer parce que nag le virus c'est une chose mais les impacts socio-économiques virus bi waaw dafa nekk loo xam ne dañ ko war a sóoraale assez rapidement pour que ñu mën a relancer l'économie sénégalaise relancer waat la productivité relancer waat la création de richesse et loolu moo waral vraiment seen émission yi baax trop pour que ñu mën a xam aussi lan mooy rôle lu maire yi lan mooy rôle lu gouvernement. jërëjëf monsieur le maire daanaka ramassé bi nga def matale na waaye am na lu am solo loo wax gën ngaa bari ñetti weer nanga war na fee mën a jógee waaw loolu dëgg la ndax booy seet am natt moom du sax après mën na fi jóge fii léegi 2 mois fii léegi 3 mois yàlla na fi jóge sax suba lépp ay ñaan la rek waaye li am solo mooy ak àpp bu mu fi mën a def it ñun ñu war a xeex ba bu fiy jógee itamit ndax ab natt du sax bu fiy jógee mu bañ a yóbbaale ñu bare ndax loolu mooy li nga xamante ne moom mooy xeex bi ak contamination yi nga xam ni mooy mu ngi jóge ci transmission communautaire bi muy wàllante bi ci suñu biir loolu lu am solo la. am na benn volet bu am solo boo tudd léegi mooy ndimbal geek yu ni méngool waaye dafa am lu bari lu ñu ciy ragal muy benn ci ponk yi ñuy tere mooy rassemblement bi maanaam dajale ay nit ana yan pexe ngeen lal ngir fexe ba bu ñuy distribuer lii di ndimbal li ba ñi ci war a jot ci. du jur ay rassemblement du jur ay dajaloo ba aw mu mujj nekk aw lor ndax tëral ngeen stratégie dans ce sens. voilà alors loolu lañ doon waxtaane tey ci suba tey dañoo convoqué chef de village yi wax leen loolu pour wax leen nag mënuñu créer un problème pour parce que sooy régler benn problème créer beneen problème li ñu jël comme stratégie mooy village bu nekk d'abord toog ci sa village. Sandiara c'est 36 000 personnes c'est 3 000 foyers on a vu que 36 000 personnes yooyu 22 villages la ñu donc liste yi nga xam ne moom la ñuy yore chef de village bi ak commission bi dañuy convoquer ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci liste boobu ñooñu nag su fekkee ne vivres yooyu dañuy egsi dañuy def un plan pour que 5 personnes 10 personnes ñu war a mën a ñëw jot seen vivre dem amul rassemblement. lañ ko defee parce que ñu gisee ne su fekkee lépp da nga ko def sur un site ku nekk jóge fële ak ay seeni charrette seeni lii ak seen lële loolu mën na créer aussi un problème loolu moo waral ñu sensibiliser nit ñi woon leen que il faut faire très attention parce que fekkee ne da ngaa jël population bi nga woo leen 2026 foyers yi nga xam ne dañu am droit ci vivre yooyu nga woo leen ñoom ñëpp en même temps tu as 2000 personnes
par contre fekkee ne ñooñu da nga leen tas ci 22 sites différents ba pare ñooñu nga def une distribution sur une semaine wala sur 10 jours alors il est évident que di nga mën a wàññi ce rythme là. Deuxièmement suñu excès également ñu respecter li ñu recommande d'abord les masques Khalifa masques yi dama ci bëgg a insister dama gis le cas de Singapour nga xam ne ñoom defuñu sax confinement yenn confinement yi comme en Europe et tout ça dañoo am discipline ku nekk sol masque et loolu moo waral tey Singapour dafa bokk ci pays yi nga xam ne ñoo gën a faible presque taux de mortalité ak taux de contamination donc loolu moo waral masque yi réew yu bëri ñoom lañ jël comme stratégie parce que su fekkee ne ku nekk dafa sol masque rek ku nekk mën na jël sa saaku ñibbi sa kër sa ceeb ak sa diwlin ak sa suukar ñibbi sa kër sans nii nga mën a wàll kenn nii kenn wàll la je pense que loolu vraiment du war nañ ci gën a wax ñaareel bi aussi li ñu leen wax mooy les distances jël ceeb jarul nga dend ak nit ki mën nga jël 2 mètres ci nit ki rang la nga toog ci garab ba ñu woo la nga ñëw ci ñu compter les sacs nga ñëw jël ko teg sa charrette wala sa oto dem sa yoon donc loolu lañ leen doon wax tey gën leen sensibiliser ci le port du masque mais aussi loxo raxasu dañu bëgg tous les sites on la commence d'ailleurs Sandiara tey soo demee kër yu bëri dès que tu arrives on a mis un dispositif pour raxas loxo loolu dañ ko bëgg continuer dañu bëgg aussi sites yooyu yëpp site bu ci nekk rek mu am foo xam ne fa la ñuy raxas soo excès fa nga xam ne fa ngay yellandi say loxo avec l'eau claire et puis ñu wax leen nag bu kenn nuyu kenn bu kenn laal kenn nañ ñëpp s'orienter et puis loolu mooy permettre ñu fexe ba lii daal nga xam ne mooy musiba bi bañ a dem parce que masque yooyu Khalifa dafa nekk aussi une forme de confinement or am na étude yi ma gis temps yi en Europe ñu publier ko soo confiner 50% de la population rek da ngay réduire le risque justement de contamination de 70%. Donc ça veut dire que soo demee à 70% de la population gis nga day dal di wàññi encore le risque de contamination loolu nag mooy la stratégie bi gën a efficace tey mooy tey les masques parce que le problème mooy mënoo confiner une population éternellement parce que day jur yeneen problème yoo xam ne mooy des problèmes économiques par contre population ñëpp mën nañu décider que chacun va mettre un masque chacun va appliquer li nga xam ne mooy discipline bi ñu wax maanaam respecter distance yi chacun dina raxasu pour bañ a contaminer nit ñi loolu dafa nekk loo xam ne un maire mën na ko imposer dans sa zone le sous-préfet mën na jël veiller à ces mesures là le commandant de gendarmerie ñu ngi kii fii aussi dama ci bëgg pour remercier aussi quand même les forces de l'ordre ak les autorités fële à Sandiara le sous-préfet de CSN le commandant de gendarmerie les services d'hygiène ak surtout ICPI ñëpp a jàpp vraiment dans la lutte et loolu c'est très important parce que lutte yooyu comme c'est une guerre sanitaire comme ni ñu koy waxee dafa laaj mu am une armée boo xam ne tout le monde tire dans la même direction ku nekk jàppale sa morom et ñun justement la mairie aussi daf leen di appuyer suñu waree dem mission ñun ñoo leen jox ay oto joxe carburant joxe ay savon et tout ça donc loolu aussi on va continuer ça dañ ko nar a continuer incha allah. Très bien alors monsieur le maire juste très rapidement waa Sandiara kañ la ñuy jot ci masques yi ngi leen di dimbalee. Voilà alors masques yi à partir semaine bi fii ak jeudi déjà nañu mën a livrer lu tolloog 8000 masques ensuite d'ici samedi nañu am lu tolloog 10 000 masques suñu objectif mooy atteindre 30 000 masques parce que population Sandiara comme ni mu ko waxee 36 000 personnes la te loolu dama bëgg chaque personne képp koo xam ne yaa ngi yeewoo Sandiara rek dama bëgg nga am masque boo xam ne c'est la mairie moo la koy jox gratuitement am masque yoo xam ne déjà joxe nañ ko dans les kii am na ay ONG yoo xam ne comme ay Biecheba def nañ tolloog 5000 masques joxe ko déjà dans leur zone tey j'ai rencontré aussi waa mairie tey rencontre nañu les tailleurs de Sandiara ñooñu aussi on a prévu ñu defal ñu ay masques du tolloog 8 tailleurs jox leen ay tissus jox leen lépp lu ci war donc ñoom ku ci nekk rek ñu xaajoo ce travail là pour affaire mën a gaaw donc incha allah d'ici week-end prochain bëgg naa vraiment ñu am lu tolloog 10 000 masques et puis il y a aussi yeneen bonne volonté yoo xam ne dañoo ñëw pour appuyer donc la mairie pour masques yi ñu distribuer ko waaye sañ ko distribuer rek la oto bi nga xam ne moom mooy def le tour des 30 villages de Sandiara day daal di dem joxe ko ci écoles yi
nga xam ne ci partout tous les lieux publics rek alors dañ koy am mais aussi dans les marchés yi nga xam ne ñoom ñooy nekk marché Sandiara yeeg yooyu yëpp nga xam ne tous les 2 jours lañ koy ubbi tëjaat ko yooyu yëpp ñun jël nañ ces mesures là et je dois dire que ça marche Dieu merci amaguñu benn cas Dieu merci sensibilisation bi foog naa dina porter ses fruits may ñaan ñëpp daal ñu góorgóorlu rek encore muñ affaire li nga xam ne moom mooy daje yu bëri yi li nga xam dañ koy tere ñu respecter ko encore parce que discipline rek moo ñu ci mën a génne Khalifa tant que l'autorité sanitaire autorité politique bi l'autorité administrative su ñu waxee population yi dara on discute pas de ça parce que loolu mooy mën a tax comme dans l'armée nga mën a gagner une guerre mënoo tout le temps léegi lu ñu wax ngay naan pourquoi may def lii pourquoi may def lale li ñu war a def état comme une arme pour mën a gagner dafa laaj li nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ginnaaw wóolu le discours de l'autorité parce que amuñu élément yi nga xam ne moom dañ koy contradire ak yu mel noonu. oui justement monsieur le maire avant ñu lay bàyyi pour mën a dellu siwaat si ñaareelu xaaj bi gën a miineel ak Sandiara actuellement population bu Sandiara nan la ñu nan la ñu comporté woo par rapport ak mbooleem digle yi est-ce que am na loo si déplorer wala loo bëggoon ñoom ñu gën ko renforcer. oui je pense que vraiment kontaan naa trop ci population bi parce que tey soo demee bi ñu waxtaanee ak l'ensemble des imams de Sandiara imam Daouda Camara imam Mbaye Sall ak imam yi fa nekk yëpp alors dañoo dal di comprendre ne affaire u daara yi affaire u yelwaan yi ak affaire u mosquée yi yooyu yëpp dañoo décider que vraiment dañ koy suspendre vraiment topp ñu ci loolu bi ñu waxtaan aussi ak le curé de Sandiara abbé bi moom aussi lépp luy mees ak les fêtes pascales dañ ko surprendre or loolu moo nekkoon rassemblement yi nga xam ne c'était moo gënoon jafe vraiment contrôlé marché bi aussi bi nga xamee ne jël naa arrêté pour suspendre marché bi là aussi tout de suite dañ koo def donc Sandiara keroog bi ma gisee commandant de gendarmerie ñu waxtaan daf ma ne vraiment y a pas de cas à signaler li ma bëggoon tout simplement rek remercier aussi les jeunes parce que aussi li nga xam ne moom les jeunes Sandiara def ASC yu bëri dañoo d'abord commencer di contribuer tey le fonds bi nga xam dañ ko ubbi mooy ku mën a cotiser 1000 francs 80 000 agriculteurs yi ñëpp ay cotiser tey je crois que suñu xoolee somme yi nga xam moom la nit ñi cotiser ak mairie beeg yooyu yëpp mu ngi nekk presque ay 7 millions 8 millions nga xam ne ay volonté la mairie ak ñeneen ñooy ñëw dugal ci seen loxo somme yooyu sañ ko jotee rek dañ koy investiraat dugalaat ko ci du matériel voilà fi ma bëggoon rek nit ñi gën a am discipline rek mooy marché boobu ñuy ubbi lundi bàyyi mardi li ma remarqué mooy ba léegi marché yi distance sociale yi nga xam ne moom la ñu wax 1 mètre je dirais même 2 mètres loolu on a du mal à le respecter loolu laa bëggoon que ñi nga xam dañu dem marché comme marché bi dañu ne lundi lay nekk tëj mardi ubbiwaat mercredi tëj jeudi ubbiwaat vendredi bañ a ubbiwaat samedi ak donc loolu dafa neex régler maintenant li nga xam ne moom la population war a def mooy marché ba nga xam ne c'est le seul lieu de rassemblement mooy ni ci d'abord jël distance ñiy jaay sol masque ñiy jënd également sol masque su ñu defoon loolu rek je crois que population Sandiara alors diñ leen mën a sauver ci li nga xam ne mooy maladie bi mooy mbas mi et loolu xam naa ne ñoom c'est des gens très disciplinés parce que dañoo gëm ndigal kilifa yi gëm également ndigalu sëriñ yi nga xam ne ñoo fa nekk gëm ndigalu gendarmerie ak autorités yi le maire et je sais que nañ ko def. Bon de toute manière actuellement c'est devenu obligatoire donc je pense que sa bëgg-bëgg dina matale parce que marché yi également c'est obligatoire ku fay dem nga sol masque moo xam da ngay jaay moo xam da ngay jënd boo ko deful wàccoo nga ak yoon te yoon mën naa dal sa kaw ñu rafet njortu si ne kon nit ñi dinañ wàccoo ak yoon kon daañu dellusiwaat léegi ak yow monsieur le maire Serigne Gueye Diop ngir gën a xamee ak Sandiara waaye am sa beneen naataango bu waxee naan Nimzat Racine Talla moom la ñuy àndal ngir mu wax ak ñun également ci ab commune am anam yi nga xamante ni noonu la doxee ak la ñu fa sos bees ni ki tey jii mu defal ñu bilan bi wala xayma à mi-parcours surtout doxalin bu bees bi nga xamante ne ni sumb nañ ko ci asalaamaaleykum monsieur le maire. salaam Khalifa. di la dalal ci ITV. jërëjëf
li ñu la bëgg a laaj déjà mooy déjà lan mooy température bi foofu ci Wakhinane Nimzatt ak li fa jotoon a feeñ rawatina également test massif yi nga xam ni amoon ngeen yéen sumba ko fa. jërëjëf fii moom température bu normal la il ne fait ni chaud ni froid su fekkee mbirum climat nga wax maintenant ci li ngay wax noonu xam nga fii ñun. non pas climat je veux parler de l'état d'esprit bi laa bëgg a wax état d'esprit bi. Oui, j'ai très bien compris la métaphore hein. Xam naa image bi nga utiliser moo tax ma ne la mbirum climat. Oui maintenant ci mbirum ñun nan lañu comment on se sent vraiment fii depuis bi ñu waxee cas communautaire bu démb dimanche bi médias yi am na nuñ ci waxee. Surtout bi ñu communiqué ci installation ou camp de dépistage alors bi ñu waxee ni Guédiawaye am na cas Derklé am na cas ñun dañu woo médecin chef bi maanaam docteur Guindo ne ko ban commune la mu ne ma commune de Wakhinane Nimzatt la benn dame d'une 50aine d'années dëkk nu mu tuddati Angle Mousse quartier bi ñuy wax Angle Mousse. Alors mu ne nag femme boobu jot na am ay contact ak ñu bari ci marché Pikine ak marché yi fi nekk dugg na clando yu bari et puis dem na aussi ci cabinet médical bu infirmier boobu ñuy wax Doudou Diop alors te yàlla ni muy def cabinet médical boobu ci veille bi préfet daf ko tëjlu parce que dañu amoon ay suspicion que cas boobu ñu waxoon Kër Massar la fréquenté woon na déjà cabinet médical boobu donc préfet jël ci taxawaay bi foofu décision fermeture en attendant les enquêtes et le dépistage ñu tëj kii boobu ce cabinet médical boobu alors démb bi ma docteur Guindo ne confiné nañu famille bi daam bi dëkk kooku mooy cas suspect bi ñu wax démb confiné nañu aussi ñu dëkk ci premier étage boo xam ni fa la cabinet médical bi nekk mu ne ñu it taxawal nañu centre boo xam ni de dépistage la ci école 24 donc ci la population yi nag ñëw foofu ñu nit ñu communiquer ci sur la base information yoo xam ni docteur Guindo médecin chef de district de Guédiawaye moom moo ñu ko jox donc ñu communiquer ci largement vraiment am nañu image yi sax mu ngi fii ak ñun mais par déontologie xam nga mënuñu génne image yooyu soo RTS sax def na ci benn communiqué ne pour que population yi dem mu ne nag cible bi lii la personne âgée et aussi vraiment képp ku ñu xalaat ne am nga contact mais ñoom liñ ci jublu woon en vérité mooy que au lieu que personnel bi dépisté bi ak moyens yi ñu am di dem këroo kër dañu préféré woon am benn lieu de convergence ñu tuddee ko nag camp de dépistage pour la circonstance pour que nit ñi ñëw foofu képp ku amoon contact ak soxna si mais nag population bi déggewu ko noonu parce que aussi communication bi demeewul noonu alors bi ñu ñëwee ci li ma préfet wax bi ma joxee statistiques yi tey ce matin mu ne dépisté nañu lu mat téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom yoo xam ne ay personnes contact lañu en tout cas jege woon nañu soxna si ou bien am nañu transaction ak soxna si ou bien dugg na tel auto et cetera parce que xam nga personnel de santé publique ñoom aussi am nañu seen méthode parce que
jàng nañu sociologie jàng nañu statistique ak vraiment mooy épidémiologie lépp ñoom xam nañ ko donc looloo tax dépistage bi demee noonu alors bi ñu yeewoo nag ñu ne docteur Aloïse directeur de cabinet nee na reconnaître ñu centre boobu alors explication bi c'est très simple parce que ay kilifa suñu waxee peut-être am na aussi noo war a communiquer soo ne reconnaître ma dépistage centre boobu dafa mel ni autorité yi nekk Géejawaay dañu wax loo xam ni wéeruñ ko fet alors monsieur le soo maire waxee loo xam ni juste pour être précis médecin chef de district moo la ko wax excusez-moi monsieur le Nga- maire à votre avis fan la distorsion bi amee à votre avis yéen ak autorité sanitaire yi à votre avis non non d'ailleurs dafa amul sax benn distorsion amul distorsion moo tax ma bëgg nga déglu ma soo ma dégloo di nga xam parce que biñ ma nee wax na loolu docteur Aloïse ci benn rajo tôt le matin nee na oui le ministère de la santé ne reconnaît pas moom laa woo ma ne ko docteur Aloïse dégg naa ni wax nga lii mu ne ma woy wax naa ko mais pas par rapport ak yow ni nga communiquer parce que ñun yëguñu ko woon parce que loolu bokkul ci sunu ay stratégie ma ne ko mais pourquoi centre bi am pourquoi seen personnel nekk fa après ma woo ministre de la santé ci boppam monsieur Diouf Sarr ma ne ko monsieur le ministre je pense que communication bi ni mu demee baaxul parce que Aloïse directeur de cabinet nee na reconnaître leen centre mu ne effectivement reconnaître uñ ko parce que d'ailleurs woo naa médecin chef de région bi na ma seet si parce que ñun yëguñu ko woon donc yëguñu ko woon ça veut pas dire que dispositif bi teguñu ko fa ba mën a dépister ay nit donc dafa ne moom loolu bokkul seen stratégie alors explication bi soo ko dégloo rek nga xam ne amul distorsion ñoom dañu jëloon une mesure ne jox leen ñu école 24 ñu teg fa sunu personnel teg fa sunu matériel comme ça ñëpp ñu jege woon femme bi parce que ci zone bi cas positif bi am foofu la école bi nekk donc ñu population yi ñëw nag en masse ñii peut-être jege woon nañ femme bi ñeneen aussi peut-être elles n'avaient rien à voir avec femme bi kon loolu mooy kii donc man defe naa rek si c'est mon parent séeréer là peut-être ni mu ko waxee Aloïse nit ñi déggee ko aussi autrement parce que soo ne on ne reconnaît pas alors que sa personnel moo fa dem parce que quand même ñun ñëpp dañu am ay kilifa sooy def dara peut-être que am nga autorisation bi ou am nga aussi autonomie d'action parce que am na ay situation yaa koy apprécier juger ko sa bopp man daal maa ngi rafetlu personnellement monsieur le maire si cas précis bi nii oui je pense que appréciation boo mën a def ci situation bu mu mën a ne balaa nga ciy def benn jéego da nga war a jël attache su autorité sanitaire yi loolu mooy dëgg wala loolu moo tax ma lay laaj sax ba tey fa la distorsion amee alors déggatuñu li maire bi di wax désolé waaw dafa mel ni monsieur le maire mu ngi wax mais déggatuñu li muy wax bu paree dinañ ko delloosiwaat bu fekkente ne mën nañu ko jàppandil bu ko defee mu mën a indi ay tontu ci laaj bi nga xamante ne laaj nañ ñu ko est-ce que mën nañu si delloosiwaat monsieur le maire tontu bi nga ko tàmbalee jotuñu woon dégg say kàddu est-ce que mën nga si delloosiwaat. Voilà donc on a un petit problème avec le son avec le micro certainement dinañ si dikkaat léegi nii ak suñu natango ngir ñu mën ñoo gën a jàppandil kàddu yooyu nga xam ne ñu ngi koy taataan jamono ji ci maire bu Wakhinane Nimzatt di Racine Talla ginnaaw bi ñu ko laajee anam yi nga xam ne noonu la ñu doxalee xëy na moom méngawut wala anam yooyu daal du yi nga xamante ni xëy na moom moo waroon ci situation bu nu méngool xëy na looloo juróon coow li donc ci loolu la doon tontu. ba mu daal di dagg bu fekkente ne ni jàpp na ne mën nañu dellusiwaat ak moom
Allô, monsieur le maire. waaw yaa ngi may dégg. voilà très bien maa lay dégg léegi. waaw. allez-y je vous en prie. dama ne autorité sanitaire ci un département mooy chef de district sanitaire patron mooy médecin chef de région de la région médicale donc nee naa la bi ñu waxee cas bi Géejawaay xam nga Géejawaay c'est 5 communes ma woo ko ma ne ban commune la mu ne ma kooku Angle Mousse la dëkk commune Wakhinane Nimzatt mooy sama commune bi ñu demee ba mu yàgg ci journée bi ma ne ko yan mesure la ñu jël mu ne ma confiné nañu waa kër gi fi femme bi dëkk confiné nañu ñi dëkk ci cabinet médical bi premier étage cabinet médical bi tëj nañ ko ba jimmi jamono te it pour la première fois am nañu camp de dépistage ça c'est l'autorité sanitaire moo ko wax te mu ne cible bi lii la ñun ñooy wax ak population bi ñun ñoo am rajo communautaire mais ñu communiquer ci loolu pour que population bi mën a jël seeni disposition alors bi Aloïse waxee li mu war a wax li mu wax ci émission boobu bi mu paree ñu jottali ma li mu wax dama ko woo mu ne ma non da nga ne reconnaître centre bi lu tax reconnaître ko mu ne ma non yëguñu ko woon d'ailleurs et cetera ma woo ministre bi ne ma woo naa médecin chef de région bi ci boppam pour que mu expliquer peut-être ñun yëguñu ko mais loolu ça ne veut pas dire que camp bi amul woon parce que préfet du département de Guédiawaye jox na ma statistiques yi te camp bi ñun dem nañ fa am nañu image yi mu ngi ci sunu WhatsApp il y a eu effectivement dépistage maintenant peut-être que ñoom jubluwuñ ci mu nekk fa dans la durée loolu waxuñ ko li ñu wax ñu ne dañu bëggoon rationaliser seen ay moyens moo tax ñu proposer benn lieu de convergence foo xam ne nit ñi mën nañ daje su fekkoo ni am nañu contact ak ndaw si ce qui fait que aujourd'hui en termes de statistiques muy ci centre bi foofu muy ci feneen il y a eu 185 cas dépistés ñoo xam ne dañu yaakaar ni ay personnes contact lañu concernant ce cas boo xam ni révélé positif donc la source elle est crédible parce que moom mooy patron du système de santé au niveau du département de Guédiawaye. Très bien donc léegi parce que c'est le médecin chef de district. Ce qui est constant et qu'on peut retenir du coup mooy autorité boobu moom moo remonté wul l'information ça c'est ça qu'on peut retenir. Je ne sais pas. De fait c'est ça en tout cas mais on verra bien bu fekkente ne war na indi explication dina ko indi mais du coup est-ce que organisation bi ni ngeen ko bëggee woon demee na nii est-ce que amuloon attroupement est-ce que tout s'est passé comme prévu. Non mais je pense que tout s'est passé xam nga journaliste nga nit ñi Aloïse mën na wax loo xam ni mu ko waxee peut-être nit ñi aussi niñ koy jëlee c'est pas la même chose il peut juste dire reconnaître uñ ko te man ni ma comprendre affaire bi en toute sincérité c'est que il a pas voulu dire que reconnaître uñu camp bi mais il a juste voulu dire que installé wuñ fa un camp pour la durée. On a eu une stratégie pour pouvoir en un temps record avoir le maximum de personnes à dépister et aussi rationaliser nos moyens d'intervention après ñu dem suñu yoon. Peut-être que loolu la mën na aussi nekk quand même Dakar nu mu réyee fenn rek am un camp de dépistage ça peut aussi entraîner la ruée des populations et créer des rassemblements
qui ne sont pas souhaitables, qui ne sont pas conseillés en cette période-là. Donc vraiment, il n'y a pas à jeter l'anathème sur le système de santé, pas du tout. Parce que aussi, ñun ñëpp ay journalistes lañu dañuy dégg tel on l'interprète comme oui, il n'est pas reconnu le centre, etc. Il faut que ñu xam lan la je ne reconnais pas ce centre. Qu'est-ce que le docteur Aloïse, qui est un médecin compétent, qui est un administratif compétent, un gestionnaire de santé compétent, ni mu ko waxee, vraiment je ne pense pas que mu nekk quelque chose. Donc moi je ne souhaite pas non plus que ces gens-là soient sanctionnés, muy médecin de district bi ou maître, parce que def na loo xam ni panique moo amoon à Guédiawaye et li ñu indi foofu mu baax mu bon ci système bi, ça a permis de soulager les populations d'un point de vue psychologique et d'un point de vue sociologique. Ça aussi il faut que ñun autorités yi loolu moom ñun mun nañ ko seede parce que ñëpp a rafetlu woon démarche boobu, ñëpp a rafetlu woon attitude boobu, et préfet ñëw na fa démb tenir une réunion, sama adjoint au maire moo nga fa woon, bàjjenu gox yi ñu nga fa woon, délégué de quartier yi ñu nga fa woon, te waxuñu fa woon fermeture kii bi, dañ ne woon dina am réunion ba préfet bi di wax léegi suñu koñ boobu nañ leen jéem a distribuer ay masques. Donc vraiment gisuma lu ci am enjeu actuellement, très sincèrement. Tout à fait. De toute façon on est bien d'accord, c'était tout l'intérêt bi tax ñu oo la pour nga gën a leeral léegi lan mooy njeexital li ginnaaw bi ñu defay test yooyu ba pare. Je pense que ni nga ko waxee xëy na Aloïs li mu doon leeral mooy l'aspect ponctuel de la chose. Xëy na loolu moo indi xëy na confusion wala une mauvaise interprétation en tout cas. L'essentiel mooy li ngeen si jublu woon am ngeen ko, léegi lan mooy taxawaay bi nga xam ni moom moo si topp pour terminer. Taxawaay bi si topp centre bi tëj nañ ko, cabinet médical bi tëj nañu, confiné nañu ñenn ñi, ñaari kër ba ñetti kër ba ñeenti kër, dépisté nañu même waa mbootaayu femme bi 90 personnes selon le préfet, ñoo ñëpp aussi dépisté nañ leen. Ça veut dire que on est en sécurité, on se sent, njeexital bi mooy que nit ñi nañu sol ay masque, bàyyi attroupement yi, di raxas seen loxo parce que teg nañu dispositif de lavage des mains dans tous les lieux de rassemblement dans la commune de Wakhinane. Maintenant nag responsabilité individuelle bi, parce que couvre-feu ku ko bañ a respecté, mais délégué de quartier bi na génn def liggéeyam parce que police mënul nekk fépp. Ça c'est de leur responsabilité. Parents yi ils sont également responsables. Parce que on ne peut pas envoyer la police partout. Ñu ngi leen yóbbu ci coin stratégique yi, ñu ngi régler yooyu. Xam ngeen ni alkaati doyul, gendarme doyul, ñu ngi def seen kett la kàttan te dañu sonn. Il faut pas que psychologiquement ñu gën leen éprouver. Ku nekk daf ci war a jàpp, bañ a xalaat ni affaire état la, affaire Macky Sall et son gouvernement, affaire maire la, di ci dugal politique. Loolu suñ ko defee feebar bi dina fi law, bu boobaa duñu tal politique, duñu tal leneen. Ku nekk boppam lay tal parce que affaire bi c'est très très sérieux. Monsieur le maire, balaa ma lay cas bàyyi, communautaire vous du êtes le directeur général de la RTS, radio-télévision du Sénégal, sénégalaise. Eh bien, comme yu mel ni nga xamante ni dañ toll ci situation de crise, mu war a am un traitement de l'information en situation de crise, ana lan nga si baaxee ñi nga xam ni ñoo gën a féete ndaw te nekk ci métier mi, mu war a doon xibaar yoo xamante ne ni surtout yu jariñ lay doon. Vraiment rafetlu d'abord taxawaayu presse bi, une presse responsable, ràññee ci aussi des jeunes très responsables. Li ma gis mooy que ñëpp ñu ngi joxe une bonne information, di dem seeti les bonnes personnes ressources, di déployer seen équipe guddeeg bëccëg. Xoolal ñii ma fekk ci fii ba Wakhinane Nimzatt, wax naa ci beneen télé également, wax naa ci yeneen site. Donc ñoom comme
comme ni ñuy féliciter personnel de santé bi féliciter les forces de défense et de sécurité mais ku fi yeewu woon tey amoo benn nouvelle amoo benn information lu bari dina la manquer moo tax information bi ci denrée yi la bokk te ñu ngi koy joxe comme il faut et vraiment on fait partie des gens à féliciter à remercier et li ñu leen di wax rek bu ñu gonfler ay rumeurs nañu xam mën a ràññee l'essentiel de l'accessoire l'essentiel c'est ce qui nous fait avancer pour ñu mën a vaincre le coronavirus l'accessoire mooy ay détails yu camion bi jaar na fii Aloïse wax na lële et cetera donc loo xam ni dafay yàq waroo ko siiwal loo xam ni dafay defar loo xam ni daf ñuy avancer loo ci xeex bi day boole sénégalais yi ñu ànd kooku la ñu war a def te defe naa journalistes yi ñu ngi koy def pour la plupart ñu muslu ci dérapage yi on a tellement de choses à dire et à faire il y a tellement d'aspects de cette pandémie qu'on peut traiter gis nañu ko ñu ngi wane tailleur yi ñaw gis nañu 3 dimensions xam nañ ni léegi yan type de casque yi masque yi nan lañ koy defaree il faut tant de microns et cetera xam nañu dispositif de lavage des mains gis nañu ay créateurs ay inventeurs gis nañu lu bari loo xam ne mu ngi soppeeku pour que demain suñu génnee ci crise bi mu nekk Sénégal bu gën a yeewu Sénégal bu gën a ràññee capacité ay doomam capacité de résilience capacité de muñ capacité de résister dégg nga surtout ñëw song feebar bi dañ ko song pour daan ko donc ay mots yi ngay gis daan corona ànd xeex corona mbas mi même les mots c'est des mots guerriers yàlla jàppale ñu si ñu génn ci jàmm ak salaam. très bien kon léegi population yu Waxinaan population yu Guédiawaye mën nañ dalal seen xel li nga xamante ni jib na fii du lenn lu mooy ab réeróo bu tukkee ci une mauvaise interprétation waaye li ngeen sumboon àggali ngeen ko si jàmm ak salaam ba jamono ji xel yi mën na dal mais du tee ñu wëyal. lii di geste barrière yi xel yi war na gën a mën a dal parce que li ñu teg même ci information bi mooy képp koo xam ni xam nga ku jote woon ak ndaw soosu na nga dem ci centre de santé nga signaler ko ñun gis nañ fi ay ñoo xam ni dañu fréquenter clinique ou cabinet médical Doudou Diop ñu dugg ci yenn kër ñu ne la mais yow dañu woo personnel de santé ñu jël si ko dañ ko ni doo dugg tel kër wala dugg nga tel kër donc loolu population yi ñu ngi def approche communautaire boobu radio communautaire yi aussi ñu ngi def seen liggéey ci côté boobu donc vraiment et puis affaire bi du affaire commune parce que nit ñi dañuy doxalante dañuy yeewu dem biir Dakar yeewu dem Thiaroye wuti légumes dem marché Pikine marché poisson wuti tel donc nit ñi dañu jaxasoo jël Dakar dem dëkk donc parce que ñuy commencé di wax ay Wakhinane Nimzatt wala Kër Massar parce que ni ñu amee cas bi noonu la Derklé amee cas bi donc bu ñu stigmatiser kenn dégg nga fii garaawu fi garaaw boo xam ni c'est-à-dire situation bi am ci réew mi moo fi am Wakhinane du cas exceptionnel maintenant malheureusement am na lu docteur Aloïse waxee su ko waxul woon régler ay problème am dans la tranquillité de manière administrative lii yëpp du fi am sama xarit la nag mais man wax naa ko lu ma koy wax parce que communication duma ko jàngal xam na ko bu baax a baax mais ñun li ñu wax on est allé à la bonne source ci télé laay wax lépp lu ma wax ci feebar bi ci docteur Guindo médecin chef de district laa ko jële ku ma waxu kaayit dama koy ne tant que docteur Guindo confirmé wu ma ko man
jamais ma d'accord loolu parce que quand même nekk naa pendant 6 ans directeur du service national de l'éducation pour la santé. Ouais, mais monsieur le maire, je pense que monsieur le maire, ndamu ma ci no xaaral rek ndamu ma ci. non mais xam nga dynamique numéro bi ñuy wax tey. oui mais dynamique bi ñu dooree xam nga 800 00 50 50. monsieur le maire, excusez-moi, dynamique bu am solo la ñu dooree nga dissiper rumeurs yi, corriger une mauvaise interprétation. Je pense que loolu je pense que doy na ci dalal xel yi, doy na également ci poursuivre dans la même dynamique. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup monsieur le maire. dama rafetlu. oui. parce que ci temps bi nga nekk j'allais te dire que man lépp lu nekk ci santé daf ma soxal. parce que dama xam luy promotion de la santé maa ngi la doon wax. ñun ci temps wu choléra crise choléra épidémie choléra Abdou Fall nekk ministre de la santé ci la ñu créé fekk man maay directeur bi au service de l'éducation ce numéro 800 00 50 50. première facture bi mu cher lool. Macky Sall nekk premier ministre. mu def les démarches nécessaires. pour que ñu bañ a fay parce que c'était d'intérêt public. Merci donc, monsieur le ministre, merci monsieur le maire. Donc on garde la dynamique. Donc comme ni ñu ko waxee dissiper nañ malentendu bi corriger nañu mauvaise interprétation bi. Je pense que loolu mooy li nga xamante ne moo ëppoon solo ndax comme ni ñu ko waxee lenn rek mooy jubluwaay bi mooy ñu fexe ba jàngoro ji jóge fi ndax ak fu mu mën nekk ci Sénégal mel na ni mu ngi ci kër gu ne. jërëjëf ñu ngi lay gërëm di la sant. vraiment merci. merci beaucoup monsieur le maire. ñu wéy ba tey ci ànd xeex corona li ñu def nag laataa ñuy dem ci Russie mooy dem ci lenn ci biir kër yi ngir xool ana nan la ñuy dundee couvre-feu bi. Salaamaaleykum à tout le monde, Abdoulaye Seck depuis Ziguinchor. Donc bëggoon sànni benn message ci période période état d'urgence bi période couvre-feu bi ñu jeunes yi nañu def très attention parce que c'est pas évident yombul ñun ñëpp ñu toog suñu gaale yi sans rien faire mais comment faire puisque médecin ñoo ngi veiller ci suñu santé ñoo ngi def le tout ñoo ngi def le maximum donc ñun aussi il faut que ñu essayer def le maximum jàppale leen donc ñu essayer toog suñu gaale yi waaw essayer créer activité sur place puisque def ñu dara donc pourquoi pas toog ñu amuloon la ñuy def toog xalaat redré projet genre bind lu bëri quoi mën nañ ko def donc encore une fois ñaax sama mbokku jeunes yi ku nekk toog gaaleem waaw toog gaaleem bu mënee initier initier waa gaale bi ci yeneen activités yi nga xam ne mën nañ ko def sans génn gaale bi donc lu baax la waaw incha allah feebar dina fi jóge man ma actuellement sama activité moom waa bariwul à part sama machine bi ak samay livres yi moom ba amul beneen activité waaw te après confinement tëju bi sax dafa am lu bëri lu muy jàngal quoi am lu bëri lu mu def si ñun quoi nañ mën a xalaataati suñu bopp xalaataati suñu diine xalaataati lu ñu def waaw. asalaamaaleykum mbokku Sénégal asalaamaaleykum mbokku àdduna bi yëpp ñoo ngi nuyuwaat ñëpp ci kenn ku ci nekk ci turam ak santam di baal àq ñëpp di baalu àq ñëpp tamit te ñaan yàlla suñu borom mi nga xamante ni dara taw ko mu boole ñu jéggal sàmm ñu yiir ñu ñooy ñëwaat rek di waxaat tuuti ci situation bi nga xamante ni moo lëmbe àdduna bi yëpp muy le Covid-19 li ci ëpp solo la mooy certes ñu ngi naan ay directives sanitaires et cetera yooyu yëpp c'est beau baax na très bien vraiment on applaudit mais li ci gën a am solo mi ngi tàmbalee ci biir kër yi su ma waxee ci biir kër yi mooy parents yi xale yi ñoo gën a veillewaat ci ñoom jëlal nañ beneen directive mooy port masque obligatoire
loolu moom yaakaar naa ni même buñ ko waxul woon sax depuis que virus bi dugg ci réew mi te ñu xam contamination yi ni muy demee kenn ku ci nekk waroon ngaa mën a jël say matuwaay bu doon sax masque local ngay jël nga koy takk booy génn nag kenn ku ci nekk xoolaat sa bopp xoolaat sa comportement ñu ñaan yàlla Covid 19 bi jóge fii ci jàmm ak salaam ba ñu toogaat di ko nettaliwaat asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. kon ni ma leen ko waxee sànq bi ñu jógee si biir kër yi dañuy génn ba ca bitim réew waaye laata loolu ñu yeewi suñu maire bi di suñu gan tey di maire bu Sandiara di Serigne Gueye Diop mii ne tuuti ak bërëb boobile laata ñuy dem ba ca Russie fekk fa kenn ci doomi réew mi monsieur le maire asalaamaaleykum. voilà maaleykum salaam Khalifa ñu ngi lay encore jaajëfal lu baax a baax ci cette émission très importante là. jërëjëf ñoo ko bokk alors monsieur le maire Sandiara bu ñu ko waxee am na lu muy ràññee ko déjà nga defal ñu benn carte postalu sa dëkk laata ñuy tàggoo. oui loolu moom naa ci kontaan trop. Sandiara dafa nekk dëkk boo xam ne d'abord c'est juste à 100 kilomètres de Dakar mais depuis quelques moments maintenant presque 1 heure la avec l'autoroute à péage mën nga xëy dem rapidement ñëwaat loolu sur le plan géographique ñëpp war koo xam waaye Sandiara li muy ràññee ko actuellement mooy commune bi nga xam ne dafa jël juste vision pour appliquer li ñu wooyee le plan Sénégal émergent appliquer li nga xam ne mooy ponk ci ëpp importance ponk yooyu ñett la bu njëkk bi mooy d'abord industrialiser économie maanaam koom-koom bi li ñu def à Sandiara actuellement mooy fexe ba mu d'abord am ce qu'on appelle une zone industrielle une zone économique spéciale fexe ba avec le marketing territorial dem réew yu mel ni France à Lyon dem États-Unis dem Maroc dem Suisse pour vraiment demander au ñi nga xam ne am nañu xam-xam am nañu technologie ñëw investir à Sandiara loolu mooy le plus gros projet mooy la zone économique spéciale de Sandiara nga xam ne 100 hectares la tey am na fanweeri usine ak ñaar yoo xam ne bindu nañu tey ba jot seen kayit am na juróom yoo xam ne tey ñu ngi foofu ñu ngi fonctionner et objectif bi ñu am mooy dem ba embauche lu tollu fukki junniy xale foofu nga xam ne dootul doon waa Sandiara kese mais day nekk tout le département de Mbour toute la région de Thiès loolu mooy vraiment économie bi dañ koy dafa nekk loo xam commune dañ ko war a aussi impulser waaye du zone industrielle dafa nekk aussi dañu am yeneen projet yoo xam ne ay agropole la maanaam dëkk yi nga xam ne lu toll fukk dëkk ak ñaar bu ci nekk rek dafa am ay tool yoo xam ne dañuy béy noor di béy nawet loolu aussi dem importance parce que tant que defuñu économie bi nit ñi am production bu doy lu dem ay melon lu demee ni ay tomate lu demee ni ay élevage yooyu dëkk bi du mën a avancer donc loolu mooy ponk bi nga xam ne mooy bi nga xam ne à Sandiara moom la ñu jëkk fulaal ko lool te ñuy commencé gis résultats yi tey am na téeméer nit ñetti téeméer ñoo xam ne ñooy liggéey ci usines yooyu tool yi am na ay lu tolloog juróomi téeméer nit ba 800 personnes yoo xam ne par année ñoom ñoo fay liggéey waaye eggagul loolu si fukki at la ñu bëgg def loolu. alors monsieur le maire la mooy seen drapeau pour ainsi dire Sandiara bu ñu ko tuddee lan lay ràññee ko. alors voilà Sandiara tey soo ko tuddee daf lay rappeler d'abord la zone de production de melon tey melon yi nga xam ne moo nekk biir Sénégal nga xam ne ñu ngi koy gis un peu partout alors en fait foofu lañ koy produire. waaye du lool rek Sandiara dafa nekk aussi une zone boo xam ne dañ ko bëgg a nekk def ko une zone de savoir il faut nga xam ne tey ci wàllu njàng am na 14000 personnes yoo xam ne ci wàllu école secondaire wàllu lycée wàllu collège loolu aussi ñu ngi ko fay développer parce que loolu mooy ñaareelu ponk bi dafa nekk zone boo xam ne le plus grand lycée technique du Sénégal foofu lañ koy def muy lycée boo xam ne en fait ñeenti lycée la def war lycée industrie lycée agriculture lycée hôtel ak lycée du bâtiment avec ce lycée là maintenant dañu am yeneen 5 collèges et lycée yoo xam ne ñoo fa am muy le lycée de Sandiara boo xam ne ñu ngi ko créé woon dans les années 2002 tey jii lu toll ñetti junni élèves ñu nga fa ak collège yoo xam ne ñun ñoo ko créé ci village yeeg yooyu donc loolu mooy vraiment image Sandiara tey
ak marché yi nga xam ne dañ ko bëgg a moderniser aussi foirage ñu bëgg ko tabax le port sec boobu dañ ko bëgg a def HLM yi ak surtout les hôpitaux tey ci wàllu wërgu-yaram Sandiara ñu ngi tabax lu tolloog 2 dispensaires ci biir dëkk yi mais aussi ñu ngi tabax l'hôpital bi nga xam ne Sandiara lay nekk loolu nag moo ko nar a changé maanaam village la woon ak jënd ngooñ ay xar ak yooyu mais dañ ko bëgg a yóbbu d'un statut de village à un statut maintenant de ville industrielle ville intellectuelle aussi ville boo xam ne aussi wàllu propreté dafa nekk image xam nga ñun ñoo gagné daaw le prix de ville propre parce que dañoo am kër goo dugg tey à Sandiara pratiquement am na ay poubelles am nañu ñaari oto mbalit et on a suñu projet mooy créer carrément ay usine de recyclage donc loolu mooy li nga xam ne tey mooy vraiment image yu Sandiara. jërëjëf monsieur le maire Serigne Faye Gueye ñu lay Serigne Gaye Diop ñu lay gërëm di la sant nga nekkoon suñu gan tey ci ànd xeex coronavirus foofule ca Sandiara ba nga xam ne yaay maire bi ñu ngi lay gërëm di la sant ñu dem ba Russie fekki fa kenn ci doomi réew mi Ousmane Gueye mu ngi nekk ca Russie dana ñëw ci anam yi nga xam ni noonu la ñu toogee foofu la ca réew ma noonu la fa askanu Sénégal wa fa nekk toogee rawatina ña fay jàng di étudiants yi ci ay bootu ci ay kuréel yoo xam ni bokk na ci yu daanaka bokk na ci ñu ko jiite moom Ousmane Gueye la ñuy fekki d'abord mu expliquer ñu anam yi nga xam ni noonu la ñu toogee foofule ci jàngoro ji situation bi nga xam ni moom mooy situation coronavirus ci réew ma ko dalal Ousmane Gueye salaamaaleykum ñu ngi lay déglu. jërëjëf Khalifa ci laaj bu am solo boobu. pour ma ñëw ci actualité bi nga xamante ni moo concerné le Covid-19 di coronavirus dama bëggoon a joxe les chiffres officiels yi nga xamante ni moo am fii ci fédération de Russie ci démb à la date du 19 avril ñu ngi recensé 42 853 nouveaux cas d'infection moo am ci Russie mu am 6060 nouveaux cas mu am 3291 guéris ci pandémie boobu di Covid-19 mu am 361 décès fii ma nekk muy ville de Voronezh nga xamante ni plus de 2 millions d'habitants ñoo nekk ci ville bi boo xoolee bu baax am na 151 cas d'infection am 1 décès démb ci à la date du 19 avril ñu ngi am 5 nouveaux cas ce qui veut dire que li nga xamante ni mooy Covid-19 di pandémie bi mu ngi gën a avancer à grands pas à chaque fois di gagner du terrain. Du coup kenn ku ci nekk ci ñun dafa nekk ci situation bu délétère ñu fexe ko jéem a régler moo tax tey ñu def appel de détresse boobu wax à chaque fois ne nit ñi war a def attention ñu lutter contre l'expansion également du virus parce que c'est devenu inquiétant te dafa gën a jaaxal askan bi ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk ay doomu Sénégal te ñu dëkk ci ville bi muy ville de Voronezh ñun ñu ngi au nombre de 20 étudiants la ñu 10 émigrés Russie nag boo xoolee communauté sénégalaise bi ci ñetti parti kese la mën a nekk ñetti pàcc yi benn bi ay étudiants lañ ci étudiants yi am na ay boursiers am na ay contractuels maanaam ñi nga xamante ni dañu fay seen i jàng ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñëw ci turu état du Sénégal maanaam état du Sénégal boo ñu fa yónnee moo am ñi nga xamante ni itam mooy ñu wooy les émigrés léegi étudiants yi nga xamante ni dañoo ñëw ñu ci gën a sonn mooy les contractuels ak ñi nga xamante ni mooy les émigrés parce que émigrés yi ils n'ont pas amuñ carte consulaire amuñ papier amuñ visa donc ñoom ils sont dans l'illégalité du coup ñoom bu ñu génnee ci biir sax dañu leen di jàpp dugal leen kaso wala ñuy renvoyer leen au Sénégal parce que tout simplement amuñ les documents nécessaires pour mën a continuer dëkk wala ñu liggéey fii ne ci barab bi ñi nga xamante mooy étudiants contractuels yi dañoo am ay difficultés yu mag a mag ndax ñoom ñooy fay seen i jàng ñooy fay assurance médicale di fay transport di fay étude du coup loolu day métti ci ñoom te actuellement 3 mesures kese la ñu appliqué fii ci Russie nga xamante ni ñëpp dañ ci ànd di ci xeex muy lan muy isolement obligatoire c'est une mesure qui est applicable ci ñi nga xamante ni ñoo am plus de 65 ans ñooñu duñ génn isolement obligatoire la ñuy def mu am benn mesure bu ñu tuddee auto isolement mooy ñi nga xamante dañuy wax toog leen seen kër ñu dégg ndigal toog seen kër ba tey jii ñoom ñuy lutter contre le Covid-19 bañ mu gën di law di jëm kanam beneen ba ci topp mooy isolement partiel boobu mu ngi am ci les grandes villes mooy fi nga xamante ne comme Moscou wala Saint-Pétersbourg nga xam ne nit ñi dañ leen forcer ñu toog parce que cas d'infection yi foofu la gën a ëppee maintenant pour lutter contre l'expansion loolu mooy suñuy combat te loolu mooy les mesures prises par les autorités
pour ñu fexe ba virus boobu mu bañ a law quoi léegi nag ñun ñi nga xamante ne ñooy communauté sénégalaise yi nous sommes au nombre de 30 dans la ville de Voronezh 20 étudiants ak 10 émigrés te ñun ñëpp kenn ku ci nekk yaa ngi jàq ndax kenn xamul ne da nga mucc ci virus wala doo ci mucc moo tax à chaque fois ñuy conseiller sunu autorités yi ñu di leen di jox xalaat ñu gën di bàyyi xel doomu Sénégal yi nekk fii ndax bëri na ci ñoo xamante ne dañoo sonn bëri na si ñoo xamante ne ay émigré la lu ñu lekk sax amuñ ko ndax dañoo tëju seen nekk mënuñoo génn ndax buñ génne ñu jàpp leen am na ci ñoo xam ne ay contractuel leen seen papa mooy leen di yónni ay xaalis ñu ci mën di jëli même pour génn dem ci banque bi jël xaalis bi ñu leen di yónni sax jafe-jafe la bu métti ñu war leen bàyyi xel bu baax ndax c'est une situation très difficile à laquelle étudiants ñu ngi koy rencontrer te di ci solliciter ay solutions bu baax a baax loolu mooy première question par rapport ak point bi dans notre ville de Voronezh concernant la pandémie du coronavirus appelé Covid-19. alors communauté sénégalaise bi foofu ñoom nu ñu toogee est-ce que am na ñu fa jot am jàngoro ji wala ba tey daal ñu ngi si amal ak cant ak nu ñu toogee daal si gàttal. laaj bu amati solo boobu mooy li jëm ci communauté sénégalaise bi nga xamante ni moo établir wu fii ci ville de Voronezh dama bëggoon a njëkk leeral rek ne comme ni ma ko waxee sànq nous sommes une communauté de 30 sénégalais établis dans la ville de Voronezh ñu nekk 20 étudiants nekk aussi ñu am aussi ay émigrés ñi nga xamante ni dañu ñëw sans papier ñu nekk au nombre de 10 yàlla nag dimbali nañu ba ñu ci suñu biir amul kenn koo xamante ni doomu jàngoro bi laal na la ñu ci sant yàlla bu baax nag waaye nag di gën di ñaax suñu mbokku Sénégal yi rek ñooy gën di fagaru ndax comme ni ñu koy waxee rek fagaru moo gën faju te jamono ji kenn mënul mucc ndax virus bi comme mu ngi fépp nit ñi ñoo koy jël di ko déplacer di ko jëlee ci benn bërëb di ko yóbbu ci benn bërëb donc war na ci képp kenn ku ci nekk nga am sa taxawaay bu am solo nga jéem a fagaru ba li nga xamante mooy doomu jàngoro bi bañ a law ñëw ci yow ñun doomu Sénégal yu nekk fii ci Voronezh nag ñu ngi sant yàlla bu baax di doolu ci luñ ko santoon di gën di ñaax suñu mbokk yi ñu gën di fagaru bu baax a baax di éviter rassemblement yi fexe ba buñ nekk ci bref yi nga xamante ni dañ koy suspecté ci mu am ñi nga xamante ni ay cas de contamination lañ ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di gën di ñaax autorité ñu gën ñu bàyyi xel bu baax ci suñu taxawaay ndax bëri nañu fi nekk ñoo xamante ni soxla na ay ndimbal soxla na ay jafe-jafe ñu ngi am ay jafe-jafe di soxla ñi nga xamante dañuy saafara seen i jàngoro ci wàllu woowu donc ñu ngi leen di gën a ñaaxaat bu baax a baax di wax ne ñu ngi sant yàlla bu baax nag ndax amul kenn ci ñun ko xamante ni laal na doomu jàngoro ji ñu ci gën a sant yàlla bu baax waaye nag di wax ñi nga xamante ni ñooy suñu kilifa réew ñu gën leen a bàyyi xel ndax nit nag buy fagaru à chaque fois di jël ay mesures war na ko bàyyi xel xam ne soxla na ay ndimbal waaye aussi soxla ñu bàyyi ko xel bu baax lu jëm ci wàllu protection ci wàllu sécurité loolu yëpp Sénégalais dañ koy gën di soxla malgré ça aussi ñu ngi def ay moyens yu am solo di ko consentir ngir rek bañ jot ci doomu jàngoro bi nga xam ne mooy coronavirus loolu mooy question bi nga xamante moo jëm ci doomu Sénégal yi nga xam ne ñoo nekk fii ci ville de Voronezh. alors yéen a ngi foofu la ci Russie waaye yéen a ngi xam li xew fii ci réewum Sénégal ci wàllu riposte bi surtout par rapport ak population yi nan ngeen ko jàngatee. laaj boobu amati na solo laaj bi nga xamante ne mu ngi jëm ci riposte bi nga xamante ne dañ koy jot comme ay écho ci wàllu population mu war a jóge ko Sénégal jëm ci doomu Sénégal yi nekk fii ci Russie. li ma bëggoon a wax rek mooy ne di masawu nag sunu waajur yi nekk Sénégal bu baax di leen masawu di leen bàyyi xel bu baax ndax amul bés buy jàll lu dul ne jël nañ seen i téléphone jël nañ seen i jumtukaay di ñuy nemmeeku di ñu woo di laaj ci naka lañ nekk c'est vrai que fii ñu nekk am na ay difficultés am na ay jafe-jafe ndax pays la ba nga xamante dafa am frontière ak la Chine donc contamination bi day gën a jéggi dayoo waaye nag malgré ça sunuy waajur yi nga xam ne ñu ngi nekk fële ca Sénégal di ñuy nemmeeku heure bu nekk di am jàqare waaye nag heure bu ñu woowee rek dañ leen di gën a delloo ci seeni bopp ndax doomu jàngoro bi bàyyiwul kenn ñun ñu ngi côtoyer le risque mais tim doomu Sénégal yi tim ñu ngi côtoyer le risque ndax virus bi mu nga Sénégal te mu ngi continuer di law ñu ngi ñaan yàlla yal na ko yàlla fànq mu yem fa waaye nag kenn mënu ci mucc ñun liñ ci war a moytoo pour mucc ci waa Sénégal noonu lañ ci war a moytoo bu baax ngir mucc ci ndax feebar bàyyiwul kenn bàyyiwul mag bàyyiwul xale bàyyiwul kenn ñëpp lay songu te ñëpp lay daan
kon taxawaay bi nga xamante ni moo ñu war ñun doomu Sénégal yu nekk fii ci Russie taxawaay boobu moom la waa Sénégal war a am foofu ci Sénégal ngir rek mën a bokk xeex doomu jàngoro yooyu nga xam ne mooy coronavirus Covid 19 ngir mu bañ a law di gën di am ay bànqaas bay faagaay doomu askan wu bare ndax ci Sénégal ba léegi nekk ba nga xam ne foofu leen dëkk 5 ñi nga xamante ne ak doomu juróom ci doomu Sénégal yi ñàkk nañ seen bakkan te fii mu nekk muy ville de Voronezh tey kenn lañ fi xam koo xamante ñàkk na bakkanam mu nekk benn mag bu am juróom fukki at boo xamante ñàkk na bakkanam donc risque bi nekk fii rek moo nekk Sénégal waaye nag di leen sant bu baax ci seen taxawaay di gën a ñaaxal autorités yi ndax ki nga xam ne mooy le secrétaire d'État muy Sarr waxoon na ne dina envoyé benn formulaire de renseignement jox ko ñi nga xam ne mooy la communauté sénégalaise pour ñu mën a xam yenn situation Sénégal ñu nekk en situation de vulnérabilité ñi nga xamante ñoo nekk dans une situation de précarité loolu nga xam ne mooy formulaire bi ñu bëri jotuñ ko ci doomu Sénégal yi te loolu day tax duñu mën identifier comité de gestion bi du mën a identifier ñi nga xamante ñoo soxla lenn ci ak ndimbal gi nga xamante ni moo jóg ci wàllu état ñu budgétisé ko à hauteur de 12,5 milliards te loolu war na ci bàyyi xel bu baax a baax a baax ndax dans les principes directeurs waxoon nañ ne il y aura de la cohérence dans les interventions am transparence am équité am célérité te loolu yëpp dañuy war taxaw bu baax a baax a baax ndax doomu Sénégal yi bëri nañu ci sonn am ay jaaxle te ki war nekk seen interlocuteur principal mooy l'État du Sénégal représenté ici par l'ambassadeur donc war na ci am genn taxawaay gën a am solo ngir ñu mën a sàcc doomu Sénégal yi nga xamante ñoo nekk fii di am ay jafe-jafe. alors yéen a ngi Russie mais donc gis ngeen anam yi nga xam ne noonu la ñu doxalee ci wàllug xeex bi lan nga jàpp ne lan nga fa naw loo xam ni xëy na waroon nañ kaa war a mën a def fii wala yu ni méngool. maa ngi rafetlu bu baax sa question boobu nga xam ne mu ngi jëm ci li nga xamante ne mooy les mesures wala la riposte nga xamante ne Russie mu ngi koy adopté te mu war a nekk lu am solo pour waa Sénégal ñu war ko jëfandikoo comme ni ma ko waxee dama koy ñëw di ko gën a leerlaat bu baax a baax a baax Russie bi coow luy tàmbalee wala bi jàngoro bi jógee dafa def lu ñuy tuddee fermeture des frontières man lépp loo xam ne trafic aérien la wala trafic terrestre Russie da ko dakkal jamono ji amul dara luy génn amul luy dem ba jamono ji may wax yow loolu bokk na ci mesure bi nga xamante ni moo gën a dimbale waa Russie pour ñu bañ am cas de contamination yu bari ndax benn boo xamante ne dafa nekk frontière ak la Chine boobu mooy lu am solo deuxième bi mooy li nga xamante ne mooy confinement général confinement dafa am solo surtout rawatina ci dëkk yi nga xamante ni foofu lañ gën a ràññee ko ne mu am ay cas de coronavirus tey Sénégal mesure bi nga xamante war nañ ko jël mooy fi nga xamante ne mooy dëkk yi nga xamante ni mooy moo am plus de cas de coronavirus ñu jëmal def benn confinement général ñi ay képp ku fay dugg wala képp ku fay génn loolu mooy tax à chaque fois ñu mën a retracer la chaîne de transmission des cas communautaires yi nga xamante ni sonal na waa Sénégal loolu tamit moom mooy tax ñu stopper la propagation également du virus loolu am na solo beneen bi mooy autoconfinement nit ñi nañu jàngal kenn ku ci nekk mën a toog sa kër bañ a génn ndax feebar bi ay nit ñooy génn di ko jëlee seen kër di ko yóbbu ci yeneen kër donc nit ñi war a def confinement obligatoire def autoconfinement kenn ku ci nekk am sens de la responsabilité ngir ñu mën a bokk xeex jàngoro jooju loolu am solo la Sénégal aussi li nga xamante war nañ ko mën a jël te ñu royee ko fii ci Russie bokk na ci mooy l'arrêt également du transport parce que transport ki jóge ko Tamba war a dem Dakar wala ku jóge ko Thiès war a dem Dakar wala ki nga xam ne war a jóge ko Goudiri dem Dakar tey bu dee am na ay doomu jàngoro ci chaîne de transmission boobu yëpp képp kum ci taq rek da ngay am ci doomu jàngoro boobu mu nekk loo xamante ni war nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax li nga xam ne mooy transport war nañ ko dakkal li nga xamante ni mooy confinement ci ville yi nga xamante ni ñoo am plus de cas de contamination ñu def leen confinement obligatoire maanaam ñu fermer lépp aussi ñu pousse population bi ñuy def le port des masques maanaam nañ takk masques yi bu baax a baax a baax di gën di fagaru di respecter les gestes barrières li nga xamante ni mooy masque raxasu ak saabu ak mesure d'hygiène yi nga xamante ni war nañ ko adopté Sénégalais dañ koy war a def rigueur bu am solo ndax loolu rek moo mën a lutter contre le Covid 19 donc mesure yooyu laa gis ne am na solo bu baax fii ci Russie te Sénégal war ko roy jël ko ngir mën ko dox foofu ci Sénégal muy autoconfinement muy confinement partiel ak li nga xam ne mooy isolement obligatoire
ak l'arrêt également du trafic aérien et transport terrestre yooyu ay mesures yu am solo ak le port du masque parce que loolu c'est très important te population war nañ taxaw bu baax a baax kon ñu ngi ñaax suñu mbokku Sénégal yi bu baax ba ñu respecter les mesures ak les gestes barrières ngir mën a xeex jàngoro bi nga xam ne mooy coronavirus nga xam ne solo na àdduna bi yëpp. Ousmane loolu seen xel war na si dal parce que gis ngeen ni masque yi obligatoire na à partir d'aujourd'hui waaye mbirum dem beeg dikk bi ci diwaan yi loolu dagal nañu ko aéroport yi moom kenn waxatu ko te prolongé nañ ko ba 31 mai bu soyee suñu borom am na yeneen i dogal tamit ci wàllu confinement partiel bi ak couvre-feu bi nga xam ne njiitu réew mi noonu na boo moytu danañ ko yéegal ba 18h ba 7h du matin bu fekkente ne nii cas communautaire yi mu ngi jéggi dayoo tey rek am na si juróom yoo xamante ne nii moom la ñu nemmeeku ci fukk yi jot a am waaye balaa ñu lay bàyyi rek Ousmane xëy na am na la si jot a junja mais lenn ci seen dénkaane yi nga xamante ne mën nga kaa àggee waa Sénégal. Khalifa recommandation yi nga xamante ne ñoom moom lay jox sama mbokku Sénégal yi mu jëm ci xeex li nga xam ne mooy doomu jàngoro ji bu tudd coronavirus appelé Covid-19 dama bëgg a xamal ne mbokku Sénégal yépp ne jàngoro bi fekkiwul kenn ñun ñoo dox di fekki jàngoro bi di ko jël di ko jox ñeneen lu ci ëpp solo mooy ñëpp nañ xam ne jàngoro ji bàyyiwul kenn ndax ku seetlu rek xam ne ni ñàkk leen juróom ci sunuy mbokk waa Sénégal ñu génn àdduna ci feebar bi loolu rek war na yee kenn ku ci nekk ñu xam ne am na responsabilité jàngoro bi ñu ñoo ko mën a bokk xeex te ni ñu ko mën a defee mooy ñu ànd booloo li nga xamante ne sunu kilifa jël nañ ko comme ay mesures ñu fexe ko respecté ñu toog sunu kër wàññi rassemblement yi ñuy porter ay masques te dégg nañ sax ne nguuru Sénégal à travers le ministère de l'intérieur jël nañ ay mesures ngir li nga xamante ne mooy le port des masques mu nekk lu obligatoire dans les entreprises ma bëggoon rek jox sama xalaat de loolu c'est une mesure très importante boo xamante ni war nañ ko bàyyi xel bu baax a baax mais avant que mesure bi ñu ko doon appliquer pour ne pas exposer les contrevenants waroon nañ def note de service li nga xamante ni ñëpp dañuy xam ne kat le port de masque est devenu obligatoire parce que loolu am solo la autorité war na di anticiper ci question yooyu ngir bañ a am ay yenn jafe-jafe ci yeneen yi ñuy invité mbokku Sénégal yi ñuy sol ay masque bu baax a baax ñuy wàññi dajooloo yi ci xew-xew yi wàññi xew yi wàññi mbooloo mi ndax loolu bokk na ci luy yokk doomu jàngoro bu baax a baax ñu invité doomu Sénégal yi aussi ñuy def li nga xamante ni mooy preuve de responsabilité maam kenn ku ci nekk nga sàmm sa njaboot fu mëntu nekk bu bëggee dem fenn nga tere ko mu toog ci kër gi loolu am na solo ku dugg ci toilette wala dugg ci wan nga génn boo ñëwee na nga raxas say loxo bu baax a baax nga wut ay gel wut lépp loo xamante ni mooy ay détergent yoo xamante ni day lutter contre les microbes nga dem di ko utiliser bu baax a baax ak loo mën def rek fexeel ba ngay raxas sa loxo di moytu nag di jël sa loxo di ko laal ci sa kanam ndax bërëb yi nga xamante ni moo gën a sensible pour coronavirus dugg la mooy gémmiñ bakkan ak bët donc dañ moytu à chaque fois di jël suñu loxo di ko laal ci suñu kanam ndax loolu day favoriser doomu jàngoro ji bu baax a baax ñu fexee nag bu baax ba ñu dëppoo ak suñuy autorité mesures yi nga xam ne dañ koy jël allant dans le sens de lutte contre le coronavirus ñu respecter les mesures ndax mesure bi ñu ko respecté wul rek dañuy bafouer la règle te loolu day jox day jox yoon li nga xamante mooy feebar bi wàññi luuma yi mooy les marchés hebdomadaires wàññi dajaloo yi dem ci marché yi wàññi jaxasoo yi dem ci daayira yi wala dem nag ci lépp loo xamante ne day war a dajoo mbooloo rek dañ ko war di wàññi bu baax a baax loolu yaakaar naa bu ñu ko defee rek dañuy mucc ci doomu jàngoro ji nga xam ne doomu jàngoro gu soxor la bàyyiwul kenn bàyyiwul xale bàyyiwul mag bàyyiwul kenn te day reye aussi kon ñu ngi ñaan yàlla yal nañu ci yàlla musal ba képp ko xamante ne dal na la foofu ci Sénégal yal na la yàlla saafara ñi nga xamante ni génn nañ ci àdduna yal na la yàlla jéggal yërëm leen ñi nga xamante ni doomu jàngoro bi yegsiwul ci ñoom yal na leen ci yàlla musal yal na leen ci ko yàlla fànqal ba bu mu dal kenn ci doomu Sénégal kon ñu ngi ñaanal ñëpp yal na yàlla yokk sutura yokk jàmm ci bu baax a baax ba li nga xam ne mooy doomu jàngoro bi yal na ko fi yàlla yemale yal na ko fi yàlla dakkal ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen jaajëfal di rafetlu seen taxawaay di remercier waa ITV yëpp ci seen taxawaay di leen jaajëfal bu baax ci nemmeeku bi ngeen di nemmeeku doomu sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew ñu ngi leen di wax gàcc ngalaama jërë ngeen jëf. jërëjëf Ousmane Gueye doon ñu doon jàkkoog moom fële ca Russie Ousmane sori nga réew mi waaye li nga jeexale rek daanaka moom la ñu war a sàlloo ci jamono mooy ay ñaan ba tax na moom sax la ñuy jeexale tey jéggalu si ñi nga xamante ni ñoom ñoo daan oote heure bi ndax gis ngeen ni bu ngeen seetloo dañu xaw a tardé ci émission bi tey dañu xaw a tardé ba looloo waral xëy na
waxtu yi nga xamante ne nii xëy na si ngeen waroon a oote dañu koy leb rek ba beneen jamono bu sooy suñu borom xëy na ëllëg bu sooy suñu borom ak professeur Soxna Diouf ngir ànd ak yéen ci beneen ànd xeex coronavirus waaye laataa ñuy tàggoo rek ñu def ñaan ak waa jàngu bi niki noonu ak waa jàkka ji muy jullit ñeeg catholique yi nga xamante ne nii ñoo seq Sénégal bokk ko lu fi njariñ ñooma leneen it lu fi safaan ñooma kon yenente jàmm ji am na ci solo gën a suuxat diggante yi te fàttaliku rek ne jamono ji du jamono yokk joote waaye jamonoy ñaan la ñu teewlu. ci turu baay bi doom ji ak xel mu sell mi amen. Deus in adiutorum meum intende Domine ad adjuvandum me festina. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper in saecula saeculorum. Amen. Ey baay ci sa loxo laa jébal suma fit ak suma yaakaar fi yow borom bi laa làqu si defal ma bañ a ruus ba faw ci say loxo laa jébale suma fit jot nga ma borom bi yow yàllu dëgg sumay mbañ a ngi may reetaan sumay dëkkandoo itamit sumay xarit dañu ma ragal suñu ma gisee ci mbedd mi ñu di may daw fàtte nañu ma ni ku dee ni ñu la sànni maa ngi dégg li ma mbooloo mi di sosal ñu ngi yéegoo ngir rey ma man wóolu naa la borom bi nee naa yàlla sumay fan a ngi nii ci loxoom eey borom bi musal ma ci say loxo laa teg suma fit na sa kanam leer ngir sa bëkk néeg musal ma ci coofeel góorgóorlu leen te ànd ak fit yéen ñépp ñi yaakaar ci borom bi suñu yàlla amen. yàlla aji kattan ñu ngi sàkku sa ndimbal di ñaan ci sa leewaay xëppal ci kaw mbootaay bi gëm ci yow sa dooleeg sa yërmande ngir ñu mën a rëcc ba abada baakaar ak ñaawteef te jot ci dund gu dul jeex ga ñu ngi la koy dagan yow mi di dund te di nguuru tey ba ca moos be moos amen ci turu baay bi doom ji ak xel mu sell mi amen. alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin muhammad ibn abdillahi wa ala alihi wa sahbihi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci ñaan yi mu jàngale su mbas amee muy feebar boo xam ne dafa tasaaroo pour yàlla yëkkati ko dàq ko ñaan gi may wax allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal jununi wal judami wa min sayyi al-asqam allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal jununi wal judami wa min sayyi al-asqam mooy yow yàlla maa ngi ñaan nga musal ma maa ngi ñaan nga aar ma maa ngi ñaan nga sàmm ma ci feebaru der muy jib wala bépp feebar boo xam ne rek dafa aju ci der dafay laar der maa ngi ñaan nga musal ma ci feebar boobu maa ngi ñaan tamit yow yàlla nga musal ma ci feebaru xel feebaru nit ki tàqalikoo ak xelam wala xelam tàqalikoo ak moom muy ak ndof maa ngi ñaan yàlla nga musal ma ci yow yàlla maa ngi lay ñaan nga musal ma ci feebaru ngaana loxo yu dagg cër yu dagg maa ngi lay ñaan yow yàlla nga musal ma ci waaye yow yàlla maa ngi lay ñaan nga musal ma ci bépp feebar bu ñaaw ci bépp feebar bu bon ci bépp feebar boo xamante ne bu tey ñëwee doomu aadama ñaawteef lay bàyyi ci moom kon loolu nekk loo xam ne dafa matale dafa général ci bépp feebar boo xam ne rek feebar bu ñaaw la feebar bu bon la feebar bu nit ki di muslu la kon lii
bokk na ci ñaan yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na ko ñaan jullit bi su koy ñaan bu soobee yàlla mën naa am kóolute ne yàlla dina ko musal ci feebar yooyu ndax balaa tamit ñaan rek moo ko mën a puus soo nekkee ba pare tamit ñaan rek moo ko mën a dàqal kon ñu ngi ñaan yàlla bokk ci yooyu nga xam ne yonent saa sallam daan na ko ñaan yal na yàlla nangul yëkkati balaa bi dafa ñu jàmm ak salaam musal ñu ci musiba ak balaa jërë ngeen jëf. jërëjëf imam Zakaria Cissé jërëjëf ci ñaan yi yàlla na ko yàlla nangu amin yaa rabbal alamin di gërëm également abbé Alphonse Ndour yàlla na yàlla nangu ñaan yi musal Sénégal ci balaa ji nga xamante ni tàbbi na ci réew mi ginnaaw bi mu saawoo ci àdduna kon ñu saxoo ñaan yooyu lee saa bu ñuy jeexal bu soo suñu borom daañu si ànd ak yéen ku nekk it ca wàll wa nga féete ca kër ga nga féete ca néeg ba nga bokk nga sax si ñaan yi ndax jamono ji ab jullit ak képp ku gëm muy catholique ak bépp diine ju mu mën a doon boo jaaxlee war a ñaan gën a dellu sa borom tuub jéggalu waaye tamit moom mi nga xamante ni lu mu bind doomu aadama ci bokk ci li ko ci gënal li mu bind doomu aadama ko ci gënal foog naa ni bu ñu tolloo si tolluwaay bi talal ko suñuy loxo war nañoo mën a nangul suñu ñaan kon yàlla na yàlla matale ñaan yi di gërëm mbooleem ñi ñu àndaloon tey ci ànd xeex coronavirus muy Bara Sow Babacar Ndiaye ak Cheikhou Gueye niki noonu Mass Mboup ci wàllu ko réalisation bi ànd ak Modou Diouf ak Damiyul Cheikh Sall ci coordination bi di la ñaanal pananam jàmm ci kanam tuuti di ngeen ànd ak équipe bu couvre-feu muy soxna Kumba Seck Baye Bara ak DJ Bouba di leen gën a ñaax ci masque yi bu leen fàtte takk seeni masque ndax kat masque yi moo xam tissu la moo xam masque chirurgical la bañ a takk masque ci jamono ji ñu toll nii mu ngi méngoo ak couvre-feu jot nga nekk ci mbedd mi ndax kat sartu réew la sartu bu bàyyi dogal la bu bàyyi ko ci màkkaanu joriñ ji yor wàllu biir réew mi kon c'est une loi képp koo xamante ne nii yaa ngi dugg ci biir nit ñi te sololoo masque bi wàccoo nga ak yoon kuy dugg ci transport yi wala ngay liggéey ci privé beeg ci public bi te solo masque yi nekkoo ci yoon te yoon mën naa dal sa kaw ñu bàyyi ci xel te xam ni du sax ay artu waaye njariñ rekk la ak fàggu la ak pàttali la ci li nga xamante ni ñëpp la war muy xeex coronavirus bu mu jóge ci biir réewum Sénégal pananam jàmm ci ITV incha allah jërë ngeen jëf ba suba. boy bon onon kam mbi ɗum ɗo o ñaw kalte ɗo ko woni bon coronavirus la ilaha e heɗo seeɗa ay coronavirus ɓe kan ɗini yimɓe fof aɗa andi jurmo tan nde woni coronavirus sa dilli ɓe mbi kala gonnoɗo jambar hande natti wonde jambar ɓe kan ɗini yimɓe fof an a meeɗi yiide durmo no wiye so neɗɗo durmama wondi koye coronavirus a meeɗi ɗum yiide yimɓe natti yaade jeereji ala ko jumaji keɗo seeɗa jumaji guddama ala fof ɗo yimɓe jahata dental hande woodani kono min kam gandumi jambara galam ngal mi taw ngam hot tampino warma coronavirus ittata kam e place am so yiiɗi ɓe isla so yiiɗi ɓe kaaje ko ɓuri fof ɓe goɗa koɓe sellani tan hara jeeha assalamu aleykum mbiɗa ko 2020 2020 coronavirus fecce tan wona jambaragal hayɓe min wawi ɓe carte